taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yu ñuy seetaan te kàddu gi di bàyyi ko fii ci Touba ci résidence Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ñoo ngi nuyu ñëpp di ziyaari ñëpp di tàmbalee nuyoo yi nag ak ziyaar bi ci alxalifatul am di taarixatul muride Cheikh Mouhamadul Muntaka di ñaan sunu boroom mu bàyyi ko fi lool te ànd ak wér naka noonu itam ñu ngi nuyu te di ziyaar ki nga xam ne moo yor kàddoom nekk itam le président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacké moom it di ñaan taxawaayam yàgg te yàlla dëgëral ko te kattanal ko ci barkeb Sëriñ Touba ñuy ziyaar itam ak a nuyu Sëriñ Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma mi nga xam ne mooy le président de la commission culture et communication bu Grand Magal de Touba nga xam ne télévision bi waa intégré ci biir commission la nekk bu baax a baax sëriñ Ahmadou Guèye Ndiaye mi nga xam ne mooy taxawee liggéey bi nga xam ne moom itam di jàmbaar jurul sonn mukk du tàyyi ñu ngi ñaanal jullit ñëpp fu ñu mën a nekk jàmm ak xéewal yàlla indi ñëpp ci jàmm ñu delluwaat ci jàmm te am ngërëmal sëñ Touba xam ngeen ne seen télévision Touba seen télévision Magal TV di bàyyi ko fii ci Touba ni mu ko baaxee defee di amal ay plateau yu spécial yu am solo di ko ànd ak kilifa ay boromi xam-xam ay experts dans leur domaine ñëpp ràññee leen ci réew mi ñëwaat na tey indi lu am solo lu jëm encore ci dëkk bi jëm ci yoon wi jëm ci njariñul taalibe yi muy Touba tey nag ñu bëgg a waxtaane lu am solo muy Touba lan moo tax Touba war a am un statut spécial nag danañ dugg ci lan kan mooy Touba lan mooy lu spécial lan moo tax Touba war a am ay statut spécial yan dëkk ñoom ay statut spécial ak lan moo spécial ci Touba ba yor ko un statut spécial loolu yëpp incha allah tab bi ànd ko sunu gan ñu tedd ñi nga xam ne bu ñu leen présenté kenn ku ne ci noonu danga xam ne yàlla na jaaru na ci ñoom ñu toog war a traité thème bu toll nii thème bu am solo nii kon ñoo ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp dalal suñu gan ñi ma jox sëriñ docteur Cheikh Gueye di géographe ñu di ko wax Cheikh Gueye Touba di ko ziar bu baax a baax suñu Cheikh kon ñoo ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh sëñ Mamadou maa ngi lay fay nuyu di la ziar di sos suñu kàddu ci say yos di ziar ñi nga xamee ni ñooy kilifa yi di ziar Cheikh Mouhamadul Muntaka ak comité d'organisation bi yëpp ci njiitu Cheikh Mouhamadul Bachir ak sëñ Cheikh Abdoul Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ñëw fii it xaj na ci kilifteefu Cheikh Ahmad Badawi ak waa Rawdu Rayaahin ñi nga xamee ni ci kuréel gi lañu bokk di nuyu bu baax a baax di ziar ñi nga xamee ni ñoom lañu bokkal plateau bi di ñaan sunu boroom li nga xamee ni moom lañ fiy wax mu doon luy amal njariñ askan wi ci xam-xam waaye muy amal njariñ réew mi ak diine ji lépp luñ fi waxtaanit ñu teg ko ci dëgg incha allah jërë ngeen jëf. am na solo ñu ngi lay tatagal di la dalal bu baax a baax di la sant bu baax a baax ci ñoom ñam lu ñëw ci invitation bi xam naa ne jombul bari nga yitte lool waaye nag jox ci solo boo jox solo it jotaay bi ak liggéey bi moo waral nga ñëw teew jotaay bi kon ñu ngi lay sant bu baax naka noonu ñu ngi fi ak sunu kilifa di ko ñëpp xam ci Touba di ko ñëpp xam itam ci maire bi mu yàgg gëstu yàgg dox yàgg waxtam ci lu jëmal dëkk bi kanam ak lu sàmm dëkk bi ak loo xamante ni dana tax Touba mën a ñoŋ
nekk ci maire bu Touba moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar xam naa dañu koy jox kàddu gi moom itam sëñ Mbacke nga nuyoo téléspectateurs yi. salaamaaleykum wa rahmatullah cheikh bi maa ngi lay ziare bu baax di ziare mboolem suñu ko débatteur yëpp di jiital Serigne Cheikh Gueye mi di am mbégte lool bokk ak moom plateau bi di am mbégte itam lool ci thème bi ngeen indi tey muy ci Touba di ñaanal nag Cheikh Mountakha Bachir mu yàgg fi lool bala ay sa téwér ndax yàggam fi téwér loolu moom ñëpp ko war a ñaan julli yëpp ko war a ñaan kon nag xam naa rek ñu am ci foofu. waaw jërëjëf sëñ Mbacke nuyoo bi rafet na lool te desel te ànd ak taali bi yow itam ñu ngi lay sant bu baax ndax xam nañu xataayu màggal gi xam nañu liggéey bi nekk saw loos ak itam yitte yu bari yi nga toggoo kon boo bàyyi lépp ñëw rek li may wax léegi rek kon day mel ni am na jotaay loo jox yitte yi ci yitte liggéey bi naka noonu itam ñu ngi fi ak geneen kilifa muy expert en communication muy Serigne Ahmadou Gueye Ndiaye moom itam di ko ràññee ko ci yoon wi di ko yàgg liggéey ci yoon wi moom itam incha allah bokk na ak ñun jotaay bi sëñ Ahmadou ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay bu baax di wax ni jotaay bi rafetlu nañ ko bu baax jotaay bi nag li ci gën a am solo mooy li ñuy waxtaanee muy statut spécial bi nga xam ni Touba jàpp nañu maanaam war na fa àgg na fa te jot na ñu jox ko muy la ak àq boo xamante ni war nañ ci war a mën a waxtaan ngir ñi nga xam ni ñoom ñoo jiite réew mi ak ñi nga xam ni ñoo jiite liggéey bi xam njëriñ li nga xam ne dina ko mën a andil réew mi andil koy li nga xam ne moom mooy population ñuy sant bu baax di gërëm ki nga xam ne moom mooy xalif général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tamit di sant di gërëm ki nga xam ni mooy président comité d'organisation Magal Touba di Cheikh Bassirou Mbacké Abdoul Khadr waaye également di sant di gërëm di ñaanal ki nga xam ne mooy président commission communication culture di Cheikh Ahmed Mbacké Bari Gaïndé Fatma waaye également di sant di gërëm mboolem membre bu comité d'organisation Magal Touba di sant di gërëm coordonnateur général bi Sëñ Mbacké secrétaire général bi Sëñ Abo Mbacké Xasaayit waaye di sant di gërëm it képp koo xam ni président de sous commission la ak bépp organisation boo xamante ni nii dafa jokkale liggéeyam ci liggéey bi nga xam ni moom mooy yokkute Touba ñu leen di jërëjëfal bu baax sëñ Mamadou Niang. waaw jërëjëf sëñ Ahmadou ñu ngi lay nuyu di la ziyaaraat di la sant bu baax yow itam ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def ndax télévision bi lépp yow yaay coordinateur bi te gis nañu moyen technique moyen matériel moyen logistique yi nga déployé yëpp ngir bëgg téléspectateurs yi mën a suivre Magal TV en direct ndax chaîne bi mooy la chaîne officielle du comité d'organisation du Grand Magal de Touba wax dëgg yàlla yow itam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan jéego yëpp yàlla na dëppoo ak ngërëmal sëñ Touba xam naa kon mbokk yi dañuy tàbbi directement ci waxtaan wi muy pourquoi Touba doit avoir un statut spécial xam naa docteur Cheikh Gueye sama laaj bi may njëkk a laaj rek docteur mooy lan la Touba ak yeneen dëkk yi lu tax Touba spécial docteur. waaw ngir tontu question boobu xam naa ne dañuy sukkandiku rek ci ay gëstu yoo xamee ni defoon nañ ko ci ñaar fukki at wala lu ko ëpp ci ginnaaw ba génne woon ci benn téere bu tuddoon Touba la capitale des Mourides mu doon téere boo xamee ni fi ñu toll nii ñu ngi koy jéem a yeesalaat ngir dabu question yi nga xamee ni mooy question yu bees yi ci yegsi ci diggante bi waaye it jox ñi nga xamee ni ñooy bokk taalibe yi jox réew mi ay jàngat ak ay xam-xam yu bees ci Touba. Touba nag bu fekkee dañ koy wax di tudd spécial dañ war a xool lan moo nekk spécial ba tax ñuy tudd Touba di ko tudd li nekkul spécial li nekk lu ordinaire Sénégal mooy
dëkk boo xam ni dañ koo sos te tëral ko ci ay frontières yoo xamee ni colonisateur bi moo ko fi teg ginnaaw bu mu ñu moomee noot réew mi yàqate ko yàqate koom gi yàqate li nga xamee ni moo fi doon ay cëslaay ak ay pouvoir mu tëral ay frontières ni mu ko defalee Mauritanie ni mu ko defalee yeneen dëkk yu ñu wër ne fii mooy frontière Sénégal fii mooy territoire Sénégal loolu nag bu fekkee ci biir réew mu mel noonu dañ fay tudd ab dëkk tudde ko dëkk bu spécial wala di jàngat wala di laaj mbiru ville spéciale wala statut spécial loolu effectivement jar na jàngat premier point bi ma ciy wax mooy Touba dëkku diine la dëkk boo xamee ni la diine moo ko laltaay moo ko sos ki nga xamee ni moo ko sos muy Cheikh Ahmadul Khadim daf ko sos ci ay fonction ak benn vision bi di Matlabul Fawzeyni muy ay taxawaay yoo xamee ni dëkk bi war na ko am ngir mën a taxawee defar nit ci àdduna waaye aussi defar nit ngir nit ki mën a am tawféex ci àllaaxira loolu nag bu fekkee ab dëkk da koo taxawee dana wuute ak yeneen dëkk yi nga xamee ni moom lañu fi am ak dëkk yi nga xamee ni moom la ñu am muy yi gën a mag soo ko seetee ñoom ñëpp dañoo féete géej gi li tax ñu féete géej gi ak dex yi nga xamee ni moo nekk ci réew mi loolu moo lay won ne tubaab bi mi nga moo leen sos walla bu leen sosul it moom moo leen dooleel def fa ay infrastructure def fa ay fonction yoo xamee ni ñoom ñooy jëmmal dëkk yooyu waaye Touba ginnaaw cëslaayu diine boobu nga xam ni moom la am mu wute kook yeneen dëkku diine dëkk yi nga xamee ni ñoo gën a mag ci réew mi dafa am ay particularité ndax ci mbiru juridique bu particulier dëkk bu spécial la ndax soo xoolee bi sëñ bi sosee dëkk bi ba pare fekk kilifteef ci mbiru administration tubaab bi yoroon ko am na lu fi tubaab bi bañoon te it def ay pexe ngir dëkk bi bañ a am yenn jëmm yi fexe ba nga xam ni dëkk bi fa mu tolloon bi ko sëñ bi di sos daanaka fa la yem ginnaaw bi ñu ko bi en tout cas le temps sëñ bi nekk fii donc ginnaaw loolu ci la Cheikh Mouhamadou Moustapha dem ci tubaab bi ngir gën a jëmmal li nga xamee ni moom la ci bëggoon genn chef de village Baye Gallo Mbaye nekkoon fii ci Daaru Xuddoos daf ma mës a nettali ñaar fukki at ak juróom ci ginnaaw ne booba mënoon na am ay menaces comme tubaab bi ñëw ginnaaw bu ko sëñ bi sañcee ba pare tubaab bi ñëw tegaat ci loxo loolu lu mënoon a nekk la walla ñi nga xamee ni ñoo doon suñu mbokku libano-syrien yi mënoon nañ tamit ñëw jënd ci ay pàcc ba tax na mu teel a jóg dem laaj
tubaab bi pour tubaab bi defal ko këyit googu ñu tuddee woon ko concession foncière boo xamee ni 400 hectares la numéro 528 bu mu ko defalee loolu moom mooy base bi nga xamee ni mooy base moomeel ci administrativement ak juridiquement li nga xamee ni mooy moomeel gi yoonu murit moom Touba te bokk ko ak kenn kon xam nga loolu jiitu na indépendance du Sénégal waaye ci ginnaaw gi te ñu leeral lu am solo mooy concession foncière ba tey yeggul ci titre foncier maanaam bañ ñu koy jox bàyyi lañ joxoon Cheikh Mouhamadou Moustapha moo tax ginnaaw gi mu teg ay pexe ngir titre foncier ngir bàyyi boobu nekk titre foncier loolu nag boo ko xoolee ba tey ci langage yu tey ku nekk boo amee sa kër balaa nga ci am moomeel gu wóor moomeel gu leer loolu day fekk nga am titre foncier moo tax titre foncier bi nekk dimension bu am solo donc ginnaaw maanaam sanc bi nga xamee ne sanc nañ ko te tëral ko ci diine ak bëggu-bëggu sëñ bi ak maanaam jagleel gu ko suñu boroom jagleel loolu ñuy wax titre foncier bi bokk na ci li nga xamee ni moom moo jëmmal statut spécial bi ginnaaw loolu jàpp naa ne bi Sénégal demee ba nekk nag ab dëkk am indépendance ñi nga xamee ni ñoo fi nekkoon ay autorité ku ci nekk xam na ne am Touba am na maanaam yoon wi am na moomeel gu leer gu tegu ci yoon ci Touba ba tax na lu fi mosti nekk te nguur gi dugal ko fi dañ koy tudde spécial gendarmerie spéciale police spéciale sapeur pompier spécial waaye urumu dëkk bi maanaam muy li nga xamee ni mooy limite bi tamit ñu nangu ne limite bi lépp lu nekk ci biir ay loi ak ay tëralin yu spécial moo koy doxal li ci am solo mooy ñu koy souligner bu baax mooy gendarmerie ci boppam moom mooy garder ak sàmm li nga xamee ni moom mooy statut spécial boobu ndax ba amoon na check point boo xamee ñun bi ñu gënee nekk ndaw check point bi fa mu nekk bu nit daan jógee Mbàkke di dugg Touba vrai rituel la doon nekk maanaam da ngay ñëw gaare ci wetu gendarme bi mu ñëw xool sa bagage yëpp ndax cigarette dina ci dugg wala alcool wala leen lu ñuy tere ci dëkk bi. mi ngi am ba léegi sax xëy na dafa teg mais léegi comme fu nekk la ñuy duggee ci dëkk bi waaye boobu dëkk bi daanaka benn bunt la am kon loolu muy wone ne li nga xamee ni mooy suñu nguur am na loo xamee ni maanaam jëmmal na ko léegi nag li ñuy wax mooy statut écrit la ak reconnaissance juridique bu leer wala c'est un statut non écrit loolu c'est une question qu'on peut se poser. Tout à fait. Mais li leer ba leer mooy te loolu tamit il faut ñu wax ko 2013 président de la République dem na Kaolack ci benn daje wax fa ne ñi ngi waxtaan ak kilifa yoon wi ngir jox Touba statut spécial ba mu ko waxee liggéey boobu wéy na man bokk naa ci ab commission bu ñu tëraloon ci at yooya ngir defar benn document boo xamee ni moo doon justifier lan moo tax Touba ñu war koo jëmmal statut particulier boo xamee ni statut spécial boo xamee ni dañ koy bind loolu nag lu ginnaaw ba ñu ko liggéeyee ba pare ñi ñu ko war a jox nañ leen ko ñoom it lañ ca war a def nañ ko xam naa ne loolu duma ci sori waaye xam naa ne lu jara
waxtaane la ndax bari na lees ci mën a wax lu ko justifier ci liy xew ci biir réew mi liy xew ci sous-région bi liy xew ci àdduna bi loo xamee ni lu ci nekk war na mën a justifier ñu protéger li nga xamee ni moom la ñuy jàpp ne mooy suñuy ay échappatoire te Touba bokk ci. jërëjëf docteur je pense que waxtaan bi moom laytaay nga ko am nga benn rappel juridique benn rappel historique boo def léegi ci sëriñ bi muy sañ ci Touba ak naka noonu ki nga xam ne moo fi njëkk a wuutu muy Cheikh Mamadou Moustapha jéego yi mu def ngir dëkk bi am reconnaissance ñu njëkk am une concession foncière ba ni nga xamante ne bii am na loolu je pense que lu am solo la ak itam rappelé gi nga rappelé que ne même état bi sax lu mu fi def rek statut spécial lay am moo xam police la moo xam gendarmerie moo xam sapeur yëpp c'est des statuts spéciaux donc loolu aussi lu am solo la li nga rappelé ak itam sax bu daan dugg ci dëkk bi li nga xam ne noonu la daan xoole ngir xool ba xam ndax li dëkk bi bëgg ak li mu bañ ay ko sàmmonteeg moom danañ ñëwaat ci yow léegi nga gën a xóotal sax yenn précision yi nga xamante ne bii xañ na dañ ko ci def incha allah ci noonu la ñuy dugal sëñ Mbacke Mara sëñ Mbacke dafa mel ni sëriñ bi moom bu dee wax moom ab dëkk sax du ko tudd ak lay tudd waaw wajal ilaahi maskani tubaaban waaw wajal wanaa ban maskana taallumi toujours rek baatu kër lay moom lay indi fait de ma demeure la cité bi Touba et cetera donc dafa mel ni Touba sëñ Touba ci moom sax jàppe wu ko ab dëkk waaye ak këram la ko jàppee kër nag la neex borom kër waaw loolu la wala fi wax waaw lan moo wutale Touba ak yeneen yi ak kër gi di Touba lu mu nangook lu mu bañ ak lan moo ko wutale ak yeneen sëñ Mbàkke waaw sëñ Cheikh Gueye dafa wax lu am solo ci dafa joxe histoire wu Touba wane na itam Touba su fekkee sax dañuy wax ne dañuy comparer Touba ak Sénégal dafa mel ni Touba moo njëkk am indépendance Sénégal ndax li tax Touba moo njëkk am indépendance Sénégal muy titre foncier bi jiitu na indépendance Sénégal kon Touba moom moo njëkk moom boppam comme avant Sénégal di moom boppam Touba moom la boppam ba pare kon dafa moom boppam ba pare nag dugg ci moomeel gi nga xam ne ci la Sénégal moomee boppam donc loolu lu ma tax wax la waaye nag dafa am ay loi en vigueur yu nekk fii ci réew mi yoo xam ne day régir Sénégalais yi loi yooyu dafa am lu muy nangu ak lu mu nanguwut waaye soo ñëwee ba biir Touba nag loi yooyu lim ñuy régir nag am na loo xam ne ci biir dëkk bi da ko nanguwut mais lim koy bañ nag loi yi ayoo ko xam nga nit ki nga xam ne dañu ko fekk mu yor cigarette di tux amul benn loi buy condamné koy tux cigarette amul loi buy condamné kuy naan sàngara waaye ñun dañ koy bañ googu ñu ko doon bañ nag ñu amoon kilifa yu mag ñu jiital Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yal na yàlla yokki leen tax lu ci barkeem mu nekkoon fi ak i nattangoom su ma ko mënee tuddee baat boobu Cheikh Saliou Cheikh Abdou Khader sëñ Souhaïbou Cheikh Mourtala Mbacké yal na yàlla yokk seen leer ñoom ñëpp tax ñu seen Mbacké ñu amoon lu ñu xaatimoon ci wàllu googu ba état nangul leen ko waaye bi leen ko état nangulee ba pare nag tant que defuñu ko mu nekk loo xam ne dañ ko bind noir sur blanc dañ leen koy nangul rek ci dégg-dégg waaye am na foo ne su fa àggee nag ki nga xam ne moo yor loi yi te di ko atte muy les procureurs et les présidents tribunaux su leen neexee ñoom mën nañ caa teg seen tànk ba lu mel noonu am na gàllankoor gu mu andi ci fan yi ci organisation bu fi nekk boo xam ne nii kilifa yooyu bi ñu bindee loolu bañ nangul leen ko dañoo wax nag nu ñuy def ba aar Touba am nit ñu jóg nag bëgg a aar Touba waaye li ñuy aar itam li ñuy aaye loi ayoo ko kon il faut que ñu am statut spécial bu ñu permettre ñun li loi aayewul ñu mën ko aaye ci dëkk bi te ñi koy def itam ñu mën leen a aar ndax am na fi ñoo xam ne nii am nañ fi lu leen dal muy Safinatul Amaan ndax dafa bokk ci ñiy aar dëkk bi waaye bi mu leen dalee ba ndogal googu dal leen bi ñu demee dañ leen a accusé d'usurpation de fonction et de voie de fait mais nit ki yow kilifa yu dëkk bi ñoo dajaloo ci seen kanam seen kilifa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu am lu ñu ko nangul ñu dénk leen ñoom liggéey boobu ñu di ko saytu nga accuser leen d'usurpation ak voie de fait ba condamner leen ci là c'est un problème parce que ñooñu aussi dañuy dem ba di ak ragal di dugg loolu nag pour mu bañ a am nag il faut que ñoom ñu jox Touba nag statut spécial bu leer boo xam ne ci la ñuy mën a taxaw ñoom Touba
ba li loi aayewul ci réew mi ñoom ñi di ko mën a aaye te statut spécial boobu permettre leen aussi ñu mën ko justifier loolu donc loolu bokk na ci beneen bi ci des moo di avant qu'on parle de statut spécial am na lu ñu war a jiital Touba commune la mais ban façon commune la Serigne Cheikh Gueye xam na ne am na benn décret 2020 numéro 30 portant l'organigramme des collectivités territoriales loolu nag dañ ko spécifier ndax dañuy wax ne collectivité locale bii collectivité territoriale bii dafay nekk type région wala mu nekk type commune chef de région wala type département wala commune chef de département te loolu Touba nekku ci benn kon léegi fooy dugal Touba bonne question. ndax Touba du département département bi Mbacké la du commune boo xam ne aussi chef lieu de département la kon parce que nekkul Mbacké du commune boo xam ne aussi chef lieu de région la du région kon li ñu war a njëkk a def mooy commune bii nga xam ne moom la ñu yor di ko saytu mais ñun ban type lañ bokk bonne question. type bi ñu bokk ndax dañoo wax ne su fekkee dafa nekk commune chef lieu de région ou département su fekkee une population supérieure à 500 000 habitants avec un budget exécuté de 2 milliards 500 millions type région la wala type département mais ñun am nañ ko waaye nag nekkuñu type région nekkuñu type département ñun kon fu nekk ñun fan lañ ñu boole ñu ngi ñu boole ci type autre commune nga xam ne mooy 100 000 habitants avec un budget plus ou moins supérieur à 500 millions donc li ñu war a njëkk a lijjanti mooy fu ñu bokk ci organigramme bi ba pare parce que organigramme bi nga xam ne état moo ko teg mu leer ñu war koo exécuter nga xam ne nii dañu ñoo joxoon délai ci 31 décembre 2020 bi par 2021 délai bi jàll na waaye ñun xamaguñ fu ñu bokk donc loolu lu jar a lijjanti la suñ ko lijjantee ba pare nag loolu ma la wax mooy li am Touba itam nekk dëkk boo xam ne da ngay xool 1927 bi ku tedd ki ñu Touba ñaata concessionnaire yi la woon bëriwul woon de kër yi bëriwul woon 1945 bi fi Cheikh Mamadou Moustapha di jógee Touba fu mu tolloon waaye 1968 bi fi Cheikh Mamadou Fall di jógee Touba fu mu tolloon donc mënatuñoo considéré Touba ca Touba 1927 ba wala 1945 ba wala 1968 parce que actuellement ñu ngi wax ne Touba toll na ci lu ëpp 2 millions de personnes waaye dëkk bu am 2 millions de personnes am boroom yaakaar naa ne war nañu ko jox un statut spécial pour ñu xam nañu koy gouverner avant que ça soit trop tard. waaw on est tout à fait d'accord sëñ Mbacké wax nga lu am solo wax dëgg yàlla gannaaw état moom moo ñu gouverner moom moo ñu diriger teg na ay chartam teg na ay loi teg na ay organigramme war ne dëkk bu nekk bu amee lii am lii nii lañu koy jàppee xëy na loolu sax incha allah danañ ci gën a soriwaat gën ci gën a développé gën cee xuus ak docteur Cheikh Gueye ndax comme géographe la xëy na xam na lu bari ci acte III de la décentralisation détails yu bari dana ci gën a dugg incha allah waaye damay duggee Ndiaye Cheikh Amadou dañoo gis ne Touba statut spécial da mel ni dans le monde am na ay dëkk yu bari yu am ay statuts spéciaux la principauté de Monaco mën nga ko lim mën nga lim Vatican ak feneen ak feneen léegi lan moo tax bu ñu nee Touba ay statut spécial mel ni mot bi dafa am lu mu xaw a déranger wala dafa mënta nekk wala dafa nekk modèle boo xam ne lu bees la ci àdduna lan mooy jafe-jafe bi dëgg-dëgg ba bu ñu nee Touba statut spécial rek mel dafa am ñoo xam ne dañ ci xaw a jaaxle léegi nga duggal ñu foofu dafa ñu benn analyse ci lan moo tax Touba war a nekk statut spécial ak dëkk yi nga xam ne am nañu statut spéciaux sa Amadou. waaw jërëjëf maa ngi lay nuyu sëñ Mamadou Faye di nuyu également sama naataango yi sëñ Mbacké Mara di nuyu également docteur Cheikh Gueye ñu andi ay contributions yu am solo yoo xam ne par rapport d'abord ak l'organigramme mais également par rapport ak décret yi ak aussi évolution Touba depuis sa création par le fondateur Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul mais boo ñëwee ci Touba actuel même bu fekkee ni ci organigramme bi mënuloo ko dugal ci département mënuloo ko dugal ci région mais noo ko mënee dugal ci ville ba def ko deuxième ville boo ko defee deuxième ville alors amatul cohérence kon est-ce que dafa nekk dañ ko wax de manière fictive wala dañ ko wax de manière officielle
bu fekkee ni da nga génn niveau yooyu yëpp xool ni yow dañ la defal autre région sur le plan démographique yaa ngi bokk déjà ci réew mi li régir réew mi ci li tax nga war a mën a nekk région wala nga nekk par exemple département wala commune li mu laaj ci données démographiques ci données finance budgétaire jéggi nga ko ba pare ñu wax la ville ba dem wax la deuxième ville du Sénégal alors dafay cohérence bi dafay des mais également données yi tax nit ñi accepter que ni c'est une deuxième ville du Sénégal loolu ñoom teg nañ ci seen bët parce que les grandes villes dañu nekk ay éléments yu am importance ci économie réew moo tax ñu ne deuxième ville parce que sur le plan de la population gis nañ que ni Touba boo xoolee gannaaw dëkk yi ñu fi tudd yëpp Touba bokk na ci dëkk bi mujjee judd ci réew mi waaye tey ji romb na dëkk yu bari sur le plan de l'évolution du développement de la croissance économique démographique ba nga xamante ni nii tey dem nañ ba ne à part Dakar Touba moo ci topp kon nécessairement day logique pour ñu jox ko foofu attel nañ ko boppam statut spécial parce que bu ñu demee ba benn dëkk mën a organiser le plus grand événement religieux du Sénégal boo xam ni xayma possibilité socio-économique gis nañ rentabilité sociale bi muy àndil réew mi gis nañ stabilité sociale bi muy àndil réew mi gis nañ également apport en matière de contribution financière bi muy àndil keesu réew mi kon jaadu na nag ñu xoolaat dëgg-dëgg dëkk boobu position géographique am ci réew mi mais également ñu xool nag ban dénomination lañ ko war a jox ci organigramme réew mi loolu li ñu koy mën a may mooy ñu xool d'abord son fondateur muy Sëñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul était un homme pacifique nit ku bëri jàmm mais était aussi également le plus grand économiste avisé ndax li tax mooy gannaaw bi mu ne kër gi ndox mi lu tax duñ ko fay Touba parce que sonn na ci Touba ñi fi dëkk am ndox ñaata château d'eau lañ fi financé sur fonds propres également ci domaine de mobilité ba aussi ci domaine évolution mais aussi de la création ci li avancé dëkk bi boo xoolee ci raay bi diggante Diourbel ba Touba sur fonds propres la ko murid yi créé mais terewul tey évolution àgg na ba andi loolu ñuy wax autoroute Ila Touba même boo xoolee dans le domaine ci constance maanaam dëkk bi nga xam ni bis bu set nit ñi oto yi ñi ngi fay jug di xëy di dem ci horaire presque biir Sénégal Touba moo ci ëppale kon mobilité boobu apport bi muy andi ci domaine échange économique war na mën a jar ñu xool cette grande ville là maintenant dans le domaine déjà de la considération ban considération lañ ko war a mën a jox ci organigramme bi nga xam ne moom mooy tax ñu ne Touba kat nañ ko jox statut spécial mais boo ñëwee ci organigramme bi ni ko suma naataango yi waxee ba pare ñu ñëw ne c'est la deuxième ville du Sénégal amatul cohérence kon dafay dem nañ ba nangu ko par les chiffres parce que waxuñu ko rek parce que Touba da leen a neex waxuñu ko parce que dañ ne sëñ Touba amul morom dañ ko wax parce que dañoo gis par des chiffres réels bien quantifiés yu ñu natt ba mu wóor cëng ni dëkk bi mooy deuxième ville du Sénégal ndax à part Dakar Touba moo ëpp abonné électricité loolu ñi fi ne di saytu loolu xam nañ ko kon dëkk boo xam ne boo génnee Dakar électricité moo ci ëppi abonné kooku déjà boo ko xayma war nga xam ni kon dëkk boobu màgg na yaatu na àgg na foo xamante ne nii déjà dépassé na organigramme bi considération bi nga ko war a jox léegi nag ndax dañ ko war a bàyyi noonu rek di ko wëyal tuddee ko une deuxième ville du Sénégal sans autant ñu jox ko statut spécial parce que gis nañ it ñiy ñëw Touba gis nañ également apport ak contribution bi nga xamante ne nii Touba mi ngi koy andi ci réew mi ndax lépp luy xew ci réew mi mi ngi ciy dugal loxoom lépp luy defar ak di jagal réew mi mi ngi ciy dugal loxoom demal Lac de Guiers
Lac de Guiers station d'eau ya fa nekk amul benn yoon boo xamante ni yoon bi jàdd na ndox mi jàdd na ñëw Touba amul te pourtant Lac de Guiers ginnaaw bi mu jaaree Kër Momar Sarr jàll xët jóge fi ñuy wax dëkk bi ñuy wax ñiij d'abord nga xam ne mi ngi ca lag ba jóge ñiij jaar Kër Momar Sarr jóge Kër Momar Sarr jàll Louga xotti dugg gannaaw ba mu amee yeneen château d'eau yu ko dooleel ba mu jàll Thiès ba ak si Ndakaaru te pourtant digganteem ak Touba moo gën a jege digganteem ak Ndakaaru te terewul Touba tey ci domaine d'adduction d'eau dem na ba nga xamante ne nii moo ci moom boppam également li ñuy wax ci wàllu assainissement effort yi ci Touba di def ci jëmmi boppam ci wàllu contribution solidaire amul benn dëkk boo xamante ne nii yaa ngi ko ciy def àdduna sax également ci côté boobu nga xam ne tey jii moom la sama naataango yi wax nga xam ne am na fi ay xew-xew yoo xam ne bu xewee ci biir dëkk bi waa dëkk bi attel ko seen bopp ndax li ko waral mooy borom dëkk bi moo ne sama kër lii laa fi bëgg te képp ko fiy dugg di nga respecté li mu bëgg kon dëkk boobu am na statut spécial ba ci yow mi nga xam ne yaay yore réew mi te Touba doo ko génne ci réew mi loo fay dugal ci lu aju ci yow mi borom réew mi wala ki jiite réew mi da nga naan lu spécial laa fay def kon balaa nga koo def loolu mooy da ngay digaaleeg borom dëkk bi ba déggoo ci ak moom door ko faa war a mën a def kon déjà de manière même bu dee informelle Touba am na statut spécial tey jii bis bu toll ni màggalu Touba bu ñu xaymaa biir Sénégal waxuñu ñu ne dañuy wax ci keneen wala nangu ko wala bañ ko waaye nan ko xayma ndax boo tegee cin bu def 2 kilo ak cin bu def fukki kilo di nga xam ban moo ci ëpp benn bu ci ne loo ciy sóor Touba dafa àgg ci dajale lu toll ak plus de 4 millions doomu aadama ci benn bis bu toll ni màggal Touba fexe ñu di saafonte te loolu bëri na ay gox yi mu am ci àdduna boo demee Asie am na fa boo demee Amérique am na lu ñuy wax Thanksgiving am nañ seen bis boo xam ne bis la boo xam ni dañ lay jox rek ngir yàlla jox la rek te xaaruñ ci dara kon askan wu ne ak xeet wu ne bu leen yàlla jaglelee ñu mën a àgg ci mën a cëralante ci seen biir lu ñu mën a bokk te yàlla rek tax maanaam pour la face de Dieu di ko def ngir jëmmi yàlla ba mën cee dajale loo xam ne ci biir réew mi amul benn événement nag boo xam ne mën naa dajale ci loolu ci ay doomu aadama ba ci côté économie mu tax ñu mën a jëriñu ba boo xoolee mécanisme bi nga xam ne moom la sëñ Touba tëral fan nga koy gis gannaaw Touba fu tumranke la muy sur le plan démographique pour yokk dëkk bi ñu bëri seen politique démographique mooy émergence vers 1960 mooy da ngay wàññi sa njur pour nga mën a gérer sa budget pour mën a dundal saw askan moo daloon Chine vers les années 1960 dal Inde dal Corée du Nord dal beaucoup de pays dans le monde ñu andi politique de l'émergence pourquoi mooy dañu am problème démographique Serigne Touba moom politique démographique am mooy da ngay dëkk ci sama dëkk ma may la terrain may la ndox jàppale la te Touba bis bu set loolu néew dana am ñoo xam ne bu ñu amul dépense am nañ fu ñu mën a utee lu ñu lekk chaque jour kon politique démographique am moo gën a stable moo gën a ànd ak convenance ci nit moom moo gën a xarañ it ngir yokk dëkk ngir andil ko aussi benn stabilité sociale ci wàllu ndimbal solidaire kon dafay jaadu nag dëgg-dëgg boo jëlee dëkk boo xam ne ni ko naataango yi waxee ci côté organigramme de l'État par rapport yi nga xam ne mooy les décrets ba pare nga tuddee ko deuxième ville te amoo benn considération boo koy jox amatul cohérence kon dafa jaadu nettement que maintenant Touba ñu jébbal ko loolu nga xam ne mooy statut spécial mais pas de manière seulement parlée wala de manière fictive mais juridiquement rédigé reconnu pour que Touba mën a continuer dimbale li nga xamante ne nii mooy askanu Sénégal ndax dindi na fi lu bari bu njëkk gannaaw sunu mag sunu xarit sunu mbokk taalibe vraiment docteur Cheikh Gueye li mu wax ci côté balaa nga doon dugg Touba li ñu fiy tere waaye dindi nañ fi it Sénégal lu bari waxuma rek Touba boo demoon ay jamono ay choléra moo fi daan am ay fuura la fi daan am ay xumba la fi daan am
kon sur le plan social Touba liggéey na lu am solo ci évolution ndaw ñi mais également ci seen yar ci seen aussi diine mais aussi tamit ci seen teggin mais également ci seen solidarité bi leen mën a permettre tey lii xew fii ci ànd ci jàmm xew na Dakar lii xew fii ci jàmm xew na ci murid yi fu ñu mën a nekk ci àdduna kon yaakaar naa ni une considération saine war nañ koo mën a jox Touba ci domaine statut spécial jërëjëf. waaw jërëjëf sëñ Ahmadou wax dëgg yàlla li nga indi am na solo ci Touba lan moo tax moo spécial lan moo ko spécial par rapport ak la deuxième grande ville du Sénégal wax nga ko ci domaine yu bëree bëri ak itam population bi nga xam ne mi ngi fi yeewoo ak itam lépp loo xam ne dañ koy mën a quantifier ab dëkk te Touba matal ko sëkk question bi ma la laajoon te ma di la ko laajaat ba tey bala may demaat ci docteur Cheikh mooy lan moo tax yeneen villes yi di am ay spécial ci monde bi te ba léegi Touba wóoru ko mën a am lan moo déranger réellement daal malgré données yi yëpp nga joxe te am na boo demee France am nañu fa am na presque de Monaco boo demee Italie am na le Vatican ñoom ñëpp am nañu ay statut spécial lan moo tax ba léegi Sénégal fii mënaguñoo joxe de manière juridique de manière officielle un statut spécial pour Touba bala ma dem ci ko Cheikh Gueye. waaw xam nga bu fekkee que ni dafa déranger man jàppuma déranger damay jàpp ne xëy na dafa war a nekk une décision boo xam ni vraiment état war na ci mën a jël ak ñi nga xam ni moom mooy l'Assemblée nationale également parce que c'est des propositions comme également aussi ça peut être un décret mais li am importance mooy bu ñu ko def de manière fictive parce que Touba tey àgg na ci benn niveau boo xamante ne nii même buñ ko deful mi ngi progressé buñ fi xoolee ñi sunu naataango yi fi jaar ay Touba ca kanam bu ñu xoolee waa Fawzayni ñi tabax hôpital Matlabul Fawzayni defar morgue Touba bu ñu xoolee yeneen organisation murit yoo xam ne jaar na fi lu mel ni Safinatu Amaan lu mel ni yeneen kuréel yi nga xam ni ñi ngi fi di taxaw di liggéey ci lu mel noonu je pense que c'est l'intérêt du Sénégal ndax tey ji def une force solidaire bu ñu neexoon suba ñu ne kat nañ leen jéem a tabax aéroport international Khadim Rassoul mun nañ jënd suñuy avion defar suñu aéroport financé ko sur fonds propres est-ce que bu boobaa dañ naan ñu déet du fi amee parce que de manière géographique fu ñu mënta tabax aéroport moo xam ne ay roche ay montagne la foo xam ne peut-être dañuy ragal avion yi bu ñëwee dañuy am problème d'atterrissage mais xoolal Touba croissance de développement bi également amul industrie amul géej même bu ñuy wax sur le plan de l'assainissement mënoon nañ def centre d'épuration jël ndox mi ñuy yóbbu di ko dajale ci ay barab nga mun koo def ba ndox moomu tey mën a nekk énergie xëy na loolu dinañ ci ñëwaat ci kanam mais jàpp naa ni dafa war a nekk une décision boo xam ni vraiment il faut oser le faire mais que pas penser que ça peut déranger aux autres parce que les données l'ont confirmé données yi leeral nañ ni Touba yell na ci moom mu am statut spécial kon ndax ki koy def nag nekk kiy jiite réew du ko def ci cadre dafa jàpp ni da koy def ci cadre politique wala da koy def ci cadre social mais daf ko war a def ci cadre des statistiques réelles yi nga xam ne bu ko génnee teg ko ñeneen ñi nga xamante ni dañoo bokk ak ñoom réew mi dinañ gis ne lii de yell na ngir ñu jox ko Touba kon dafa jot la ñuy wax ni dafa jot rek ndax àgg nañ ci màggal gi nekk journée chômée et payée est-ce que mus na am musta am mais àgg nañ ñu jàpp ne bisu màggal Touba ku ko liggéeyul sax danañ la ko fay duñ la ko dagg kon bu àggee ci loolu war na mën a àgg tamit ci njox ko statut spécial mais pour éviter de faire de taxer à quiconque maanaam bañ a jiiñ kenn wala bañ a jéem a wax ci kenn ñàkk worma wala ñàkk teggin jaadu na nag mu nekk une décision boo xamante ne nii kiy jiite réew mi wala ki nga xam ne ëllëg it bëgg na réew mi décider ni man bis bu ma jotee ci réew mi wala fii ma nekk ci réew mi yella na ak données chiffres yi mu joxe Touba am statut spécial mu jébbal ko ngir yokkute Sénégal. tout à fait voilà jërëjëf Cheikh Ahmadou je pense que li nga am na solo parce que ñu yëm ci élection présidentielle certainement fii ak 2024 kon dana yell aussi ñi nga xam ne ñooy dagaan baatu askan wi ñu wax lu leer ci Touba ci bu ñu jëlee réew mi ndax dëgg la ñi fi jaar ñëpp ku ne def nga progrès moo xam le régime colonial
ba ci le président Senghor ba jaar ci président bi Diouf président Abdoulaye Wade ba ci l'actuel président muy monsieur Macky Sall ku nekk am na jéego yoo def ci jëmmal Touba mais jot na incha allah ñu jëm suñu kanam ñu gën a leeral docteur Cheikh Gueye déglu nga intervention yi bu baax a baax dinaa ci yokk ne Touba c'est le premier partenaire des cimenteries du Sénégal cimenteries yëpp pour ne pas faire de publicité li ñuy jënd ciment ci Sénégal ci Touba amul benn dëkk bu koy jënd noonu. géographique aspect aussi xam nga ne Touba taux d'urbanisation bi mu am na ñu naan sax c'est un taux à 2 chiffres am ñu wax 12% ñu wax 14% peut-être yow di nga ci gën a mën a am lu leer léegi lan nga doon ci lii lépp ak yow ban analyse nga ci def docteur Cheikh Gueye. waaw jërëjëf d'abord ci question bi nga doon laaj ci lu jëm ci lan moo tax yeneen di def ay statuts spéciaux di ko jox ay dëkk ci seeni biir dëkk li tax d'abord dëkk bu nekk ak histoire am dëkk bu nekk ak taarix ba nga xamee ni moom la jóge ak moom la doxe te it lay xew ca dëkk ya moom mooy indi loolu suñ ne Monaco dafa am statut spécial am na lu tax suñ ne Vatican am na statut spécial foofa ca Italie am na lu tax suñ ne Alsace Lorraine am na statut spécial foofu ca France ndax moom nga ko Allemagne moomoon ba yàgg ñu dem ci guerre keneen ki moomaat ko ay population yoo xamee ni bu France yëpp di làkk France ñoom français ak allemand la ñuy làkk nga xam ne wuti nañoo ñee des ca dëkk ba wala ñu ne telle ville spéciale parce que ville frontière la ville frontière en général comme day gën a lëkkaloo ak yeneen dëkk ñu jàpp ne moom dafa war a am statut spécial mais li ñuy wax statut spécial dañuy xool ndax dimension juridique la ñuy wax wala dimension foncière wala dimension politique wala dimension administrative sëñ bi sëñ Mbacké Mara li mu wax moom mën nañ ko teg ci dimension administrative maanaam ci naka la ñuy tërale suñu organisation administrative ba nga xam ni Touba dina ci gis boppam ci Sénégal dans un Sénégal divers mais uni maanaam Sénégal boo xamee ni diversité dañ koy nangu waaye aussi moom mooy li nga xamee ni moom mooy dundal suñu unité ba tax na li nga xamee ni moom la ñu war a jël dandale ko mooy statut spécial en général bu ñu koy wax dafa am ay dëkk yoo xamee ni dañuy xeex pour jël seen indépendance wala seen autonomie ñooñu nag saa yoo waxee statut spécial ñenn ñi dañuy jàpp ne comme ñooñu dañuy laaj autonomie wala ñuy laaj indépendance suñ leen joxee statut spécial ñooñu loolu mooy seen solution ba tax na saa yoo yëkkatee waxu statut spécial léegi da ngay gis am ñu jóg taxaw daal di ne lan moo tax Touba war ko am te tel dëkk amu ko tel dëkk waru ko am tel dëkk waru ko am c'est ça waaye li ma ci jàpp rek man mooy au lieu ñu koy gisee seulement mbiru passé dañ ko war a mbiru avenir ndax àdduna fan la toll fi mu ne dinaa dellu si mbiru administratif bi mais àdduna dafa toll foo xamee ni dafa jaxasoo te it ku nekk ci li nga xamee ni moom la ñu tuddee mondialisation da nga war a maanaam ñàkk sa bopp il y a 10 ans dama bindoon benn article tuddee ko maanaam statut spécial Touba est-ce que ak yeneen dëkku ville religieuse yi nekk Sénégal est-ce que du maanaam li ñuy tuddee lavage du péché de laïcité xam nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne dëkk laïque la saa yoo waxee rek ñu ne la laïcité moo fi am
mais li laïcité di fi am yëpp terewul ñu nangul ay dëkku diine ne ñoom ba tey la fay dox du laïcité. ndax li xew Touba am na Médina Gounass fee ca wetu Kolda am na ci yenn même Cambérène ci Laayeen yi ak yooyu moo lay won ne suñu dëkk mën na nangul yenn espace yi comme ni ñuy toogee ba yàgg rek daal di ne fii léegi espace non fumeur la ñu nangul ne dëkk bi dëkk la boo xam ne dañ ko war a ñàkk wala sénégalais yi ya fa dëkk wala ya fay dem dañ faa war a defaroo ba wuuteeg yenn yàqu yi nga xamee ni mooy xew ci àdduna bi kon nag dëkk bi moo tax ñu defal ko war ko defal statut spécial loolu réflexion la réflexion la boo xamee ni dama bëgg ñu def ko maanaam ci mbiru calme ak sérénité ak aussi dépolitiser ko waaw Touba maanaam statut bu ñuy wax statut particulier man en tout cas statut particulier sax moo ma gënal statut spécial waaw statut spécial comme li ma la wax dafa connoté dafa am lu ci taq boo xamee ni dafa am luñ koy fu ñu koy yóbbu lan mooy différence bi statut spécial statut particulier waaw maanaam wala connotation bi rek la connotation bi rek la maanaam soo dee spécial comme li ma wax boo saa yu revendication régionaliste wala yu mel noonu amee ci àdduna bi li nga xamee ni moom lañ koy réglé mooy il faut dëkk boobu am autonomie il faut mais Touba soo xoolee am na autonomie bi d'accord de gestion tout à fait mais autonomie de gestion la règle yi nga xamee ni moom la fi sëñ bi tëral moo fi gën a dox règle yi nga xamee ni moom la fi état tëral loolu lu ñu war a nangu la ñëpp xam ko nag ñu assumer ko maanaam li ma commencé di gis ba li sëñ Mbàkke wax léegi mooy ay nit ñoo xamee ni dañuy jànge feneen ñëw ñu affecté leen côté bi du ñu xam réalité bi waaye it kenn jàngalu leen foofa nga xamee ni fa lañ jàngee lan moo ci xew lu ci am ba nit su ko defee moom statut li ñuy wax tant que statut bi binduñu ko fenn moom du ci tenir compte alors que soo xoolee ci taarixu Touba bari na loo xamee ni dañ cee tenir compte statut spécial bi lim naa ci sànq yenn mais xoolal hôpitaux yi nga xamee ni ñu ngi ko fiy tabax hôpitaux yëpp da ngay gis ne bu waa tarixa bi maanaam góorgóorloo ba tabax dara état day ñëw dugal ci loxoom ñu négocier maanaam personnel négocier naka la ñuy def ba mbir mi ubbi ba ci université bi xam nga fi mu nekk ni état bi war na fi tabax benn institut professionnel donc maanaam pour man dafa laaj ñu yeesal waxtaan wi nga xamee ni yoon wi war na ko waxtaan ak état bi pour ñu am ci accord bu leer naññ waaye aussi ñu leeral détails yi xam nga débat sur la parité xam nga ñëwoon na fi le fait que benn jigéen wala boog en tout cas amul parité ci fi nga xamee ni mooy commune bi indi woon na fi coow ñun Dakar féministes yi nga xamee ni ñoo fa nekk yëpp après dañu posé woon débat bi yaakaar naa si Abdou Aziz Mbacké Madialis moo leen mujjoon sax invité fii Touba ñëpp toog waxtaane ko ñun non dañuy assumer ne fii du am parité donc maanaam du question boo xamee ni la question bu bees la d'ailleurs man en tant que géographe 2001 bi ñu invité maanaam Sénégal benn festival bi nga xam boo xamee ni moo ëpp ci àdduna bi fu géographie yi di tase ñu wax festival de Saint-Dié des Vosges li nga xamee ni moom la ñu njëkk a corriger pendant 1 mois ci préparation festival boobu mooy cartographie wu Sénégal soo xoolee carte yi nga xamee ni moom lañ ñu won bi ñu nekkee suñu classe yi même bu fekkee Touba ci année 70-80 yeggoon na 30 000 ba 40 000 habitants soo xoolee point bi nga xamee ni moom lañ ko doon représenté point wu village yi la doon tollool te lu yàgg dañ ko doon tuddee village le village de Touba le village de Touba man bokk naa ci ñi jàppoon booba te bind naa ko ne loolu dañ ko def volontairement
dañ ko def volontairement parce que li taxoon mooy fexe Touba du am yenn statut yi nga xamee ni moom la yenn ville yu mag yi am ci démographie ak yooyu bëgguñu woon loolu fés ba waa Touba mën a réclamer ne comme li ñuy réclamer tey nee nañu investir li Touba tollool boobu c'était volontaire d'ailleurs chaque fois damay wax ne la géographie ça sert à faire la guerre loolu la benn géographe bu mag wax mais fii géographie bi ni ñu ko tërale woon c'était pour ce que j'appelais l'état louvoyeur état maanaam da doon muusante daal ci loolu teg xel waaw mais fi ñu toll nii diggante boobaak léegi Touba yokk na fi lu mat 100 fois soo ci dollee li nga xamee ni moom mooy ñi fiy ñëw ci màggal gi moo tax laaj na waxtaanaat ba tax na jàpp naa ne li nga xamee ni mooy démarche yi ci suñu kilifa yi defoon muy fexe ba tëral teg benn këyit toog ak ay autorités étatiques waxtaane ko waxtaan implication yi nga xamee ni moom la statut spécial am yan cëslaay lañ koy jox du point de vue juridique du point de vue administratif wax lan moo tax mu cohérent par rapport ak stratégie territoriale u Sénégal parce que suñu stratégie territoriale lan la est-ce que stratégie bi mooy def comme France ci benn moment ce qu'on appelle le jacobinisme na ñëpp bokk wala boog na ñëpp nuroo ci territoire bi amul benn spécificité amul benn particularité te lépp ca capitale ba lañ koy décider loolu mooy jacobinisme est-ce que noonu la ñuy bëgg a doxee wala déet est-ce que décentralisation la ñuy doxee mais ban xeetu décentralisation ban xóotaayu décentralisation est-ce que décentralisation bi dañuy bàyyi goxaan yi ku ci nekk xool sa spécificité nga daal di koy mettre en avant loolu yëpp donc ay réflexion la yoo xamee ni maanaam lu laaj na toog waxtaane ko suñuy kilifa xam naa ne mi ngi ci seen xel ndax comme li ma la wax 10 ans ci ginnaaw amoon na benn xalaat boo xamee ni jógoon na ci ñuy ñaan xaj na loolu ñu ubbiwaat ko ngir question yu mel nii nga xamee ni moom la sëñ Mbàkke wax question yooyu ñu mën ko posé waat mën ci waxtaan jàpp naa ne loolu mënatul ñàkk dëgg la docteur je pense que yow moom indi nga lu am solo ci déjà analyse bu point bi nga def ci jëmmi statut spécial bi ak itam de manière ci wàllu géographie ni nga xam ne état yi bu ñuy séddale wala sax bu ñuy cartographie réew yi ni nga xam ne noonu lañ ko seen choix yi ni ñu koy defee ngir bëgg xañ na seen politique d'investissement ñu mën ko justifier je pense que loolu am solo la sëñ Mbàkke dafa mel ni jamono Sëñ Abdou Lahad parce que docteur dafa wax lu am solo muy jot nañu poser débat bi parce que tam am na loo xam ne kenn mënu ko daw da ngay poser le débat ak ay des argumentaires parce que tëb bu ñëw tëb ne wadd lay ne cëpp rek ne Touba c'est spécial am nañu ay argumentaire am na lu wér loo xam ne war nañ ci mën a sukkandiku mën ko wax te am na aussi loo xam ne jot naa daw man je me rappelle Sëñ Abdou Lahad bi muy tere lii am tox Touba di tere sàngara Touba di tere am tëgg ak yi muy tere yëpp dafa demoon boobu ci le président Abdou Diouf mu wotal ko ay décret je me rappelle Sëñ Abdou Lahad kii nga xam ne mooy ancien chef de village bu Daaru Minam demoon naa fa di waxtaan ak moom ci dëkk bi mu ne Sëñ Abdou Lahad boobu chef de village yëpp la woowoon teg ay pile de documents yu toll nii yu ngan di photocopier ko ne leen dem naa ci njiitu réew mi ba dagaan ko lii moo koy dagaan ba nangul na ma ko ba def na ci ay décret ngir bëgg ku fi nangate sàngara ñu ne la nuus jàpp ku fi tuxati ñu ne la nuus jàpp ku defati nangam ñu def la nangam ndax tey nit sañ naa taalub cigarette am biir Cambérène nit sañ naa taal cigarette am Kaolack nit sañ naa taal cigarette am Ziguinchor mais fii Touba boo ne muy cigarette ñu jàpp la leneen ak leneen docteur wax na léegi affaire parité boo demee liste bu respecté wu la parité da lay rejeté dégg nga sax coow bi ci am diggante ay Wallu ak Yewwi ak ay je ne sais pas ba Benno Bokk Yaakaar ci élection yi passé ci ay respecté parité ñàkk koo respecté mais Touba amul fii liste amul parité ba ci yéen waa mais amul sax fa une deuxième liste bi liste xalifa bi loolu ça passe amul alpha amul bêta kon dafa mel ni
am na ci loo xam ne déjà ñun bu ñu ko bëggee am dañuy poser le débat teg ay actes yu mën koo am léegi nag lan moo tere actuellement ñu poser carrément le débat lan moo tere actuellement ñu def ab demande officielle au niveau des autorités étatiques pour que Touba am un statut spécial comme ni ñu ko amee ci moom domaine yu bëree bëri. waaw sëñ Cheikh li mu wax lu am solo la waaye man dama am loo xam ne dama ko bëgg a wax mais li may wax nii ça n'engage que moi man gëm naa ne parité boobu ñu wax man gëm naa personnellement li may wax ni sëñ bi mën naa am sax bañul parité waaye parité désordonnée lay bañ li tax ma wax loolu mooy ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci état civil bi di gis nañ ne Touba actuellement 800 000 actes d'état civil mi ngi fi dans les tiroirs loolu amul fenn ci àdduna 800 000 naissance 800 000 actes d'état civil entre mariage naissance décès 800 000 kooku dëkk bu ñu war a organiser la beneen bi ci des itam parité boobu man gëm naa ne mën nañ ko organiser parce que soo ñëwee commune Touba soo nekkoon ci mbedd mi di génn mën nga faa compter ñaar fukki jigéen yu fay liggéeyee kon ma def na ko mën a organiser parce que mbumu ne man damay bañ parité ba pare soo taxawee ci commune bi mën a compter ñaar fukki jigéen ñu fay liggéey te bokk nañ ñi gën a jàmbaare ci dëkk bi beneen bi ci des moo di dafa am lu garaaw mooy dëkk bi xale yi nga xam ne ay jigéen lañ fi ñu toll fii ne ci njàngum nasaraan ak fi ñu toll ci njàng mi nga xam ne moo yor adduna àgg na foo xam ne suñu la ko war sax doo gëm ñii am nañuy bac ñii am nañuy maîtrise ñii am nañu lu ne gis nga loolu suñ ko organisé wut suñ deful attention dañuy dem ba ci kanam tuuti jigéen ñi jumaa yi rek la ñuy bàyyee jumaa yi te dañ ko mën a jiite rek moo tax waaye suñ ko mën a jiite sax dañ ko nangu suñu loxo mais kon loolu lu jar a organisé la pourtant Serigne Saliou yàlla nañu ko yàlla fayal mais organisé woon na ko amoon na benn doomu sëñ Abdou Lahad am na benn doomu sëñ Abdou Lahad bu ñuy wax sëñ Karim sëñ Abdou Karim mi ngi dëkk Géejawaay mais joxoon nañ ko benn programme boo xam ne ni dafa doon dëppoo ak njàngaleem Touba njàngaleem sëriñ bi ak njàngaleem état bi nga xam da ngay mën a jàng ci école nasaraan si bi ba pare nii li nga xam ne ni mooy sa pas-pas du la rëcc mais ana programme boobu pourtant loolu lu mat a bàyyi xel la mais kenn bàyyi ko xel état bi itam statut spécial wala particulier bi sëñ Cheikh di wax mais moom moo nu ko war a gën a bëgg ndax une population par exemple de 2 millions de personnes du ma bàyyi mukk du ma noppi mukk du ma tayal mukk di ko wax tey soo xooleen Touba tey population 2 millions de personnes boobu lu mu gàtt war na am 3 hôpitaux ñaara fi nekk wala ñett mais benn bi c'est pas encore fonctionnel sax non seulement c'est pas encore totalement fonctionnel mais benn bi muy Matlaboul Fawzayni taalibe yi ñoo ko fi def soo demoon tey ci poste de santé yi su fekkee da nga bëgg norme OMS yi nga respecté ko il nous faut am au moins 200 postes de santé pour respecter les normes OMS 200 postes de santé yooyu soo xooloon tey Touba ci kanam ñaata la fi def li fi nekk ci poste de santé lépp soo ko xooloon tey mënut a ëpp 50 postes de santé wala 40 donc on a un gap de combien de postes de santé mais 150 postes de santé donc état bi ci boppam su joxoon un statut particulier ou spécial dafay tax murid yi mën cee dugal seen loxo ndax Touba nag du espace boo xam ne kenn mën na koo limité ndax nun ñi naan 2 millions de personnes lañ mooy ñu dëkk Touba mais ana diaspora bi ana les autres murid yi nga xam ne ñoom ñëpp kenn ku ne ci sab xol Touba rek lay laaj mais loolu soo leen calculer tey lu mu gàtt xanaa réew nañ ci mën a am 4 millions waaye mais une population de 16 millions de personnes soo ci amee 4 millions suñ demee ba une population tout Sénégal nekk 32 millions de personnes lu mu gàtt danañ ci am 7 wala 8 millions de personnes waaye mais su boobaa xoolal diaspora bi y a combien de mourides qui sont à l'extérieur kenn xamu nu mu toll mën nañ 3 millions 3 génération boobu man bi may voyagé di dem Europe c'était le 3 août 1989 89 la ñaata at la suñuy doom sax fii ne seen xol bépp li ci nekk muy ñibbi si Touba waaye mais loolu lépp mën nañ koo bëgg ba pare ne duñ ko organiser donc dama yaakaar ne état moo war a gën a bëgg statut particulier bi wala statut spécial bi pourquoi parce que soo xoolee tey ci wàllu njàngale mi on a un budget de 4500 milliards mais 4500 milliards yooyu tey soo demoon tey di calculer li ci waa Touba war a am mais c'est presque zéro
parce que soo doon xool tey fii benn école moo fi nekk boo xam ne publique la te pourtant sur le budget de 4 000 milliards 500 millions. suñ ci xool tey li ci waa Touba war a am ci budget éducation mais c'est beaucoup d'argent. suñu amoon statut spécial nag danañ mën a organiser di jàngal suñuy doom. ci ni ko sëriñ bi bëggee. te duñ loi réew mi ñu respecté ñu ko war a respecté. donc loolu tax na itam ñu war a jóg ci mais kan moo ko war a def. ce n'est pas à moi. dëgg la du sëñ Cheikh mi ñun li ñu mën a def mooy def ay proposition waaye suñu ko deful itam suñu demee ba ca kanam tuuti jafe-jafe day am. pourquoi parce que Touba li tax état war ko aar. yàlla tere. lépp lu xew ci réew mi ci wàllu santé. su fekkee dafa déparé Touba rek dafay embrasser réew mi. en terme de sécurité li tax Touba ñu war ko aar lu fi déparé day embrasser réew mi parce que Touba mooy centre réew mi. ku jóge Gambie fi nga jëm si ku jóge Mauritanie fi nga jëm si ku jóge Mali fi nga jëm si moo tax ñu war noo dooleel. jox nu statut spécial boo xam ne au moins ñun war na noo mën a taxaw nag. pour se protéger et pour protéger les autres parce que statut spécial bi du permettre rek ñun. ñu protéger wu. mais surtout waa protéger woo. sur le plan sanitaire dafay protéger réew mi. su protéger woo sur le plan éducation dafay protéger réew mi. mais sur le plan sécuritaire aussi dafay donc dafa jot statut spécial boobu am. tey combien de police de police. poste de police. soo demee entre Guédiawaye ak Pikine. soo leen boolee ñaata poste de police nga fay fekk ak ñaata commissariat. ah oui Touba est-ce que amul ñett. Touba ñett fi nekk fee soo fa demee da nga fekk plus mooy 9 wala 11. te pourtant population ba nekk foofa. mais toute population bi nekk Touba moo ko ëpp donc suñu permettre noonu suñu am suñu statut spécial mën nañoo organiser sax sur le plan sécuritaire pour am au moins des par exemple police municipale. su fekkee nag état li mu ñu war a jox mënuñu koo jox. ndax matelu ko. wala boog suñu ko joxee am na ñeneen ñoo xam ne war leneen a mën a sédd te du leen sédd. dama jàkk ne ko li waroon baax mooy ñu jox nu statut spécial pour qu'on s'organise davantage se protéger et protéger les autres. jërëjëf sëñ Mbacké Touba la capitale des Mourides je pense que docteur am na foofu lu bari loo fa wax mais tey bala ma ñëw ci Cheikh Ahmadou rek ma laaj la tey ku doon wut statut spécial Touba fooy jaar wala looy wax wala yan acte ngay teg tey. waaw ma fàttaliwaat rek ne bu dee statut spécial boo xamee ci titre foncier lay jaar statut spécial boobu am nañ ko ba pare loolu tamit il faut mu leer c'est-à-dire que mbiru foncier sëñ bi moo koy gérer boppam loolu xam nga d'accord nañ même bu fekkee ginnaaw gi am na lu mu ci dénk commune bi mais tey jii nii bu ko neexoon mu jëlaat ko donc man jarul mu si dugg mais expérience yu bari am nañ ko ci ndax ñun man bokk naa ci ñi nga xamee ñoo doon liggéey ci système d'information géographique Touba bi nga xamee ni 2005 lañ ko tëraloon ci lañ defoon sax yenn adressage yi ak def ay numéro ci kër yi te loolu sëñ Saliou moo ko yëkkati woon donc maanaam bari na en tout cas du point de vue foncier d'abord avant sax ñuy yegg sax ci tubaab bi ce qu'on appelle le droit de hache le fait que ki nga xamee ni moo njëkk a gor loolu da ko jox droit tubaab bi ñëw jëmmal ko état du Sénégal ñëw jëmmal ko foofu dugguma ci sànq lu bari mais état du Sénégal dafa ñëw joxe titre foncier boo xamee ne plusieurs la woon parce que chaque amoon na quartier yi fi nekkoon yu ko amoon ba yàgg mu jël yëpp daal di koy defar benn daal di élargir titre foncier bi yóbbu ko ba 30 000 hectares maa ngi fàttali ko ba ñuy def borne yi ma nga nekkoon ay ngaabu donc loolu léegi lépp dugg na ci titre foncier bi te loolu moo gën a am jëmm par rapport ak ni dëkk bi toll parce que booba bañ koy def dëkk bi yeggagul woon foofa mais dañ ko doon def de manière anticipatoire donc loolu leer na donc foncier bi moom leer na statut spécial mën na am aussi dimension comme ni ma ko waxee sax dimension politique c'est-à-dire dimension politique boobu mooy réew mi de ni mooy Touba ak ni nga xamee ni noonu la bindoo ak jëmm ji nga xamee ni moom lañ ko war a jox ak doole ji nga xamee ni moom lañ ko war a jox ngir li mu représenté ci réew mi man état
décidé naa ne dama koy jox statut spécial. loolu tamit comme li ma la wax li ci des bariwut parce que gendarmerie spéciale police spéciale et cetera état bi ci moom donc même bu ko bindul bind na ne Touba moom ville spéciale la wala boog cité spéciale la léegi nag administrativement jàpp naa ne jar na lijjanti parce que problème yi nga xamee ni ay cas pratique la yu mu posé yoo xamee ni mën na indi ay jafe-jafe ci jaxasoo bu mën a am entre règles yi nga xamee ni moom la dëkk bi tëral pour doxalinu boppam ak règle nguur gi ñaari règles yi bañ a nekk en compétition wala en choc loolu li mu laaj mooy waxtaan ba nga xam ni scénario bu ci nekk dañ koy tëral daane lii bu amatee nañ ko doxale nii lii bu amatee nañ ko doxale nii lii mooy doxalinu spécialu Touba te côté yëpp nag pour man noonu la war a def par exemple système éducatif bi nga xamee ni moom mooy bu Touba bokkul ak bu réew mi man bokk naa ci ñi nga xamee ni mënuñoo nangu bi ñu njàngale mi ñuy jàngale ci biir réew mi ñu koy jàngale Touba am na système bu boppam système boobu dañoo war a nangu ak nguur gi toog waxtaan daane léegi lii mooy statut te léegi li nguur gi décidé mooy def li ñuy wax paquet benn programme boo xam ni dañuy sukkandiku ci li nit ñi soxla bañ a sukkandiku ci li gouvernement bi décidé principe boobu ci la njàngaleem Touba di dugg kon fu mu toll ci ay négociation ci la ñu nekk pour bu dee santé même chose nga wax naa sànq joxe naa exemple lu Matlabul Fawzeyni bi donc pour man diggante ak nguur gi li nga xamee ni moom la ñu war a wéyal mooy di waxtaan xaj na du point de vue sécuritaire jar na waxtaane parce que xaj na am na lu ci xajam mais pour man yeneen domaines yi soo ko seetloo ba seetlu ko à l'observation scientifique di nga gis ne état ak suñu kilifa yi am na yu bari yoo xamee ni juboo nañ ci loolu tamit il faut comme xam nga maa ngi rappelé gendarme yi ak le fait xam nga yooyu yëpp accord a ko indi su fekkoon accord amul xam nga yaa ngi tudd sànq ki nga xamee ni moom la ci sëñ Abdoulaat àndaloon man bi may def recherche enregistré naa sëñ Jaw Paxa sëñ doomam sëñ Thierno Diaw Paxa bi nga xamee ni moo nekkoon booba chef de village Touba bu mu la nettalee jaar-jaar yi nga xamee ni moom la sëñ Abdoulaat jaar ba lijjanti loolu ak ba mu ñëwee naka lañ ko appliqué naka la ñu fexee ba yi nga xamee ni yëpp moo doon ay yàqu-yàqu yu commencé woon ci dëkk bi ay kilifa ak ay commerçant yi nekk di ko yàq nga gis ni nga xamee ni noonu la ñu ko toogee waxtaane ko pare indi ay autorité ay douane ay gendarmerie ay yëpp ñu régler problème bi donc mooy wane ni tant que ñi ngi ciy waxtaan entre ñoom da ngay gis ne solution mën na am pour man waxtaan woowu moom laay gën a insister rek pour ñu jërëjëf docteur kon muy waxtaan mu nag diggante waa Touba ak autorité étatique yi donc sëñ Ahmadou dafa mel ni buñ nee statut spécial am na ci dégg-dégg nit ñi li ma wax la vindicte populaire ñi nga xam ne xëy na xamuñu dañu foog ne Touba dañ ko beral loxo mbaa dañ koo jël teg ko ci yeneen dëkk yi mbaa bokk c'est du favoritisme wala nangam du ñu xam ne mboolem nattukaay yépp dafa may Touba nekk statut spécial léegi tey ci wàllu communication tey naka lañ mën a fexe ba nit ñi accepter que ne Touba dafa am benn statut spécial. waaw loolu moom déjà ñuy sant bu baax di rafet li nga xam ni naataango yi wax nañ ko bon déjà ci wàllu communication rek dafa am benn élément de langage boo xamante ne nii ba tey day perturber les esprits muy parité loolu élément de langage la boo xam ça vient de l'Occident nekkul lu ñu moom Touba ku ne parité amu fi mooy li sëñ Mbacké Mara wax da ngaa xoolul li Serigne Bachir wala sëñ Moustapha Bachir wala Cheikh Mouhamadou Al Muntaka financé Porokhane ci daara yi soxna jaara yi
kon élément de langage bi dañu ko war a corriger waratuñ ko tuddee parité dañu war a wax égalité des chances ndax sunu borom ci tàmbale na bind may nit xarañteef may nit wërsëg may ko góor mu ëppale ko jigéen comme may ko jigéen mu ëppale ko góor ñaata góor ñooy dox gis jigéen ju leen ëpp wërsëg ñu nangu ko est-ce que ci parité la ñu war a àttee ni kii waruma ëppale maa ko war a ëppale wala est-ce que ci égalité des chances lañ ko war a àttee ñaata góor ñooy dox gis jigéen bu leen ëpp xam-xam comme ñaata jigéen ñooy dox gis góor bu leen ëpp xam-xam wala nga dox ci barab gis jigéen bu ko jiite ndax dañ ko war a mën a àttee ci parité wala dañ ko war a mën a àttee ci égalité des chances kon il faut ñu génn langage occidental boobu noonu ñu ñuy imposer parce que ci wàllu communication loolu dafay andi confusion dañuy topp benn écho topp benn mot ba gaañ ci sunu bopp xam-xam ci la ñuy jiitalee ñi ngi waajal ñoo xam ne ñi ngi waaj a ñëw mooy 3e génération bi ngay wax ñaata soxna la ñuy waajal ñoo xam ni góor mënu faa dugg ca daara jooju est-ce que ñooñu ëllëg duñ jàngali ay góor kon nañu génn langage boobu parce que ce sont des intérêts yoo xam ni sëriñ bi tëralu ko yoon wi tëralu ko murit yi doxewuñ ko bu ñuy éviter jaxasoo yi lenn rek la pour bañ lu la déconcentré parce que li attiré góor ci jigéen ak liy attiré jigéen ci góor séparer leen dafay gën pour que nit ki nekk ci lu sincère ci li muy def ndax nit mën naa def ba taaral ngir bëgg ko gis ndax communication déjà njëkkiwul rek ci wax walla ci ay appareils ñu naan communication bokk na sax ci énergie boo xam ni mën ngaa dox ngir bëgg ku la gis walla nga solu ngir bëgg ku la gis walla nga am melokaan ngir bëgg ku la gis déjà communication la kon bu fekkee da ngaa nekk ci jotaay boo xam ne ku mel ni Cheikh Al Khadim li mu jàngale ndax li ko sëñ Moussa Ka di wax naan siru dëggoom maanaam dëggu bi sëñ Tubaa dëggu siru dëggoom ci la daan góor yàlla yi ñu ne nuut maanaam si yaru sëriñ Tubaa ni mu yaroo dafa yaru du ay baat yi nag yooyu yaru il est très sincère dafa yaru ba bëggul sax lu ko déconcentré ci li muy def moo daan waral aussi mu créer distance boobu pour énergie positive yi muy soxla pour fa mu jëm wét ak wétal la ciy yemale du xool dara lu tax mu won ci sentir ñu transmettre ko benn xool ma walla gis ma walla moom mu transmettre gis leen ma walla xool ma kon déjà dafay jaadu torop ñu recadrer waat comme li ñu wax loolu boo ko dugalaatee ci suñu éducation àdduna nag moo am fu mu toll foo xam ne ci domaine média communication élément de langage démarche infrastructure modernité dañoo dem ba benn complexe bu rëy mi ngi ñuy waaj a dugg. absolument complexe boo xamante ne nii tey dañuy xëcc yenn kàllaam xam ne di ko moomale ci suñu bopp te duñ ci dara xool ko ci domaine d'investissement bi sëriñ bi di àggale bi muy xool fii Touba ak si tey demul lebi ngir tabax dafa bay tabax ñaata ville ñoo fi leb walla ay infrastructure yoo xam ne boo demee ci wàllu taarix colon yi ñoo ko fa def fii Touba génn fi bu fi colon yi def amul ba mu koy sàkku sax xëy na dañu yaakaaroon ne ay rêve la parce que boobu wóoluwuñ ni nit ku ñuul dina am xarañteef bu àgg ci ay génération dina ñëw mais ku xam yàlla da ngay comprendre ni àdduna dafa am formatage dafa am système boo xam ni tey ku dul yàlla mënoo tere bët set kon bu fekkee amoo vision da ngay jàpp ni bon li ma war a mën a saxal tey est-ce que dana jëm suba jaru ko kon Serigne Touba dafa romb vision yooyu communication Serigne Touba li mu
transmettre bi jox ko teg ko fi tey jii moom moo waral kenn mënu koo layal kenn mënu koo tuumaal mais ba ñuy ñëw ci communication man toujours comme ci contexte Cheikh Al Khadim boo demee ci xasidaam boobu mën a xaatumatu mën a jaati bil xatti maanaam ci titre bi rek mu ne waxanteeg yàlla bi may waxanteeg yàllaa ngi nii ci wàllu bind ci mujj waaw bi mujj ci wàllu bind bi mujj ci bind c'est-à-dire que métaphore bi moo kéemaane métaphore bi moo complexe ci compréhension niveau doomu aadama ci wàllu bind kon kooku c'est comme si dañ ko avisé woon ne ko yow tey de ah di nga fi jóge mi ngi mel ni ki ñëw seet si Mouhamadou Niang ñëw këram ne ah sama ceeb bi ma fiy lekk nga nii bu mujj ndax damay tukki dem kon kay mën naa wér kon kooku xam na ni moom dafay jóge dem mais ci biir aussi wax ja ci biir développement ba dafa wax ay wax yoo xam ni dépassé na introduction bi ci wàllu desam ci wàllu demam ci wàllu nekkam ba ci fànn yëpp kon bu ñuy ñëw andi aspect bi nga xam ne moom mooy statut spécial Serigne Touba l'a déjà fondé parce que sunu confrère bi li mu wax léegi sunu docteur Cheikh ci wàllu propriété privée li nit ki moom ci titre foncier ku ko bëgg a toj sax dédommagé la ku fa bëgg a jaarale aw yoon sax waxtaan ak yow lu ma lay fay ku ca bëgg dara ne la kat lii nu muy demee tey boo jëloon tey ci titre foncier lu mel ni ñi dëkk ci yeneen dëkk yi nga daal di ñëw tabax benn 10 centimètres ci terrain jàmbur am na lu ñuy woowee descos boo fa demee kalaame waaja bu fa defoon lu taaru dañ koy toj amul négociation wa ilaa borom xëy na xool ci coobareem kon aspect statut spécial wala statut particulier peut-être ce qui est particulier c'est une différence mais ce qui est spécial c'est une réalité dafay spécial Serigne Touba il faut oser le dire tout à fait parce que bi muy fondé dëkk bi ba mu koy wax lam ca jublu woon tey gis nañ ko c'était lu spécial mooy barab bu mën a jaamoo boroomam bu spécial bu wuteeg bépp barab ci àdduna mu teg ko def projet de société muy Matlabul Fawzayni loolu nag Sénégal am tawféexu am ko mel ni Cheikh Al Khadim am ko waaye ci côté éducation aussi également ñu gis xoolal Xelkom ak yeneen xoolal Cheikh Mouhamadou Al Mourtada bu ñuy wax ci wàllu modernité li mu moderniser ci éducation ñu naan modernité boo demee Al Azhar yi da ngay nekk dans les meilleures conditions favorables possibles pour nga jàng ñi fa jaar bari na te terewul jàngal na nit ñu bari ba ñu réussir tey ba moom seen bopp administrer ko ba képp ko fa nekk ñu di la fay boo demee aussi ci côté transport bokk na ci ñi njëkk a andi transport moderne ay bus au Sénégal ba ñemeloo ci ñu bari bañ àgg ci nga dem ci côté santé avant Matlabul Fawzayni di fi teew xëy na boobu effectivement santé sooxe woon na fi malgré que ay efforts yu bari ñi ngi ko ciy def ak loolu ñuy wax finance solidaire ak sunu mbokk yi ñi fi nekk Touba ca kanam Fawzayni ak ñeneen ñu nekk feneen di def ay dons ak di joxe matériel wala di joxe seen alal wala tout ça mais boo ñëwee également ci côté hôpital bi ñu fi mujjee def muy hôpital de niveau 3 c'est-à-dire que sur le plan démographique moo tax Touba attewoo jëmmi hôpital boobu waaye est-ce que hôpital boobu bu ñu multiplier fréquence yi def ko fukki yoon sur le plan démographique dina dimbale Touba dimbale aussi ñi dëkk Touba parce que wér-gu-yaram moom dafa jiitu ci lépp ci doomu aadama ngir nga mën a tal sa bopp tal sa njàng tal sa dund tal sa kër tal sa njaboot tal sa bopp alors kon communication bi nga xam ni moom la ñu war a andil Touba mooy dañu war a gën di defar image am parce que image bi borom da koo defaral boppam ndax moom mënoo ko tuumal dara da koo defaral boppam kon bu ñu ne statut spécial sax bokk na ci les données personnelles ñu war ko aar dans la communication àdduna boo ko wëree nga dem Asie nga dem librairie Alexandria bi gën a rëy dans le monde ay jamono à l'époque nekkoon Égypte amul ko fa bind lu toll ni Sëñ Tuubaa bind ci yeete ci yar ci xam-xam ci sagesse ci orientation ci futur ci organisation
ci programme ci développement ba ci doctrine ba ci divinité amul ci benn jëmm boo xamante ne nii jamono yooyu à l'époque coloniale wala époque boo xam ni époque de l'esclavage parce que diggante Sëñ Tuubaa ak Kunta Kinte bi ñu koy jàpp vers 1750 ak bi muy gane jamono ci Zaïre en 1853 presque 103 ans moo dox ci diggante bi jamono boobu nga xam ni courant yi tey jii mi ngi am en 1870 par Thomas Edison boobu sëñ bi ñaata at la amoon ci Zaïre te terewul mu amoon benn vision boo xam ne il communiquait avec l'énergie c'est-à-dire être futuriste parce que communication nit ko da ko fi fekk maintenant nag xëy na outils yi nga xam ne moo lay permettre tey mu gën a gaaw mën a jóge fii xotti ay frontières àgg feneen loolu la ñuy wax mais bu ko nit ñi tuddee communication mais bokk na it aussi nga ñoŋal li nga xam ne da nga koo moom ci statut spécial tey jëlal fi mel ni bibliothèque Cheikh Al Khadim daaray kaamil jamono mun nañ dem ba falsifier les données ba sikki sàkkaloo askan wi li ñu war a gëm ci sëriñ bi kon dafay jaadu Touba ñu capitaliser li nga xam ne dañ koo moom bu baax ci wàllu culture ci wàllu enseignement ci wàllu aussi li nga xamante ne nii mooy le seul patrimoine unique bi tax Touba spécial muy sëriñ Touba ndax moom wax ne ilay haadallahu maa lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini kon kooku moom il est spécial àgg ci waxaat ni aati rasulillahi maa lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini kon kooku également il est spécial te boo nee Touba ne parce que moo ko sos moo ko fondé moo ko créé kon il faut que ñu oser poser ça mais malgré par des voies pacifiques waxtaane ko leeral ko fësal ko teg ko ci ay charte yoo xam ni doo ko forcer waaye da nga koy leeral ba nit ki reconnaître ni lii dëgg la sur tous les plans financiers économiques démographiques de développement bi tax xëy na ñu mën a àgg ci loolu te am nañ ci yaakaar nag bu baax a baax ndax kër jàmbur comme ni ko docteur waxee ci wàllu titre foncier rek déjà c'est spécial alors loolu la ñuy wax ni xëy na duñ dugg ci communication classique bi nga xam ni moom moo xew tey mais dañuy dugg ci les fondements de la communication yi nga xam ni déjà mi ngi jóge ci sunu borom wàcc ci doomu aadama ci ba mu ne wala ma aadama lasmaha kullaha j'ai introduit aux êtres toutes les facultés de connaissance kon foofu amatul distinction amatul différence amatul discrimination su ko defee nag outils yi nga xam ne mooy tax tey jii ñu mën ko matérialiser muy ay internet ay ordinateur ay caméra ay bind ay texte ay et cetera door a mën a ñëw bien avant peut-être ñu si attew dañ tàmbalee ci li nga xam ni moom la borom dëkk bi andi muy Cheikh Al Khadim jërëjëf sëñ Ahmadou wax dëgg yàlla dugg nga ci domaine yu bare yu am solo surtout nag li nga ne Touba ak sëñ Touba ni sëñ Touba spéciale noonu la Touba spéciale waxtaan wi dafa mel ni naan gu yokk aw mar la dañ doon introduire rek ndax plateau bi moom li may wax xajul ci benn jataay mën a sa ci def ay fukki plateau ak ay fukki expert ay fukki expert yu bokkul ay domaine kenn ku nekk boo ñëwee bay ci saw sas bay ci saw laaj xaj na waxtu wi xaw nañoo xoj li ñuy def rek mooy kenn ku nekk joxe le mot de la fin ñu joxwaat beneen jotaay incha allah ñu mën fee teewaat mën a waxtaanaat ci Touba comme ni ko Cheikh Ahmadou waxee ndax bi mu tëj rek am na yu bëree bëri yoo xam ne andi na ko ci dëkk bi surtout nag ni nga xam ne noonu la ko sëñ Touba sànce man docteur am na ay étudiants yu ma mos a àndal benn bis benn année war a dem ci kër Cheikh Bass am nawet oto bi ñu yéeg fu ñu jàdd rek mu dim ndox fu ñu jàdd rek mu dim ndox taa bëri lool am ku ma laaj ne ma mais Touba pourquoi ndox mi bëri fi et cetera nangam affaire lu tax sëñ Touba choisirul barab boo xam ne peut-être sur le plan assainissement dina neex a ma ne ko nag sëñ bi moom bi muy sanc Touba il a fait un choix sancul fu bakkan mën a épanouir waaye fu ruux mën a jaamu yàlla la doon wër moo tax mu sàkk barab mel nii mais mën naa dàkk géej gi comme tout le monde wala mu dem ci aw tund wala mu seet foo xam ne ab dëkk la boo xam ne déjà am na comme ni ko ñenn ñi defee ñëw sanc fa waaye ab àll boo xam ne ay gaynde ki njaay àll fa ne woon mu ñëw sanc fa sanc ko mbaaru ngeer ni ko Cheikh Ibrahima waxee dal di fàkk bind Touba xarasa Allah Touba te Cheikh Ibrahima dafa wax nee na néewul Touba yàlla dana ko war waaye yàlla aar na ko ba noppi kon Touba moom ca kaw am na statut spécial waaw daal di bind wajal ilaahi maskani Touba abat mistas mi yaay xel man abat waaw dëkk booy soog a sanc ak mbaarum ngeer amoo dara loo koy comparer ci kaw suuf
munoo ne États-Unis munoo France munoo ne Dakar waaye Mrs Miha maanaam tournée ba ci àjjana romb nga lu bët mën a gis yaa ngi xool dèjà kaw àjjana kon kooku am na gis-gis bu mu amoon ci wàllu développement am na gis-gis bu mu amoon ci wàllu dëkk bi kon loolu xañ na lu mu ñaan borom la te suñu borom nangu na ko la ci des mooy ñun taalibe ñu xool naka lañ koy jëmale te Touba mooy dëkkub sëñ Touba Touba rek la ma sa bëgg musul bugg feneen bokk na ci nattu yi sax biñ ko génnee dëkk bi duggaatu fi ma ni wujjee boromam bi mu ñibbisee rek gis ngeen ci géej gi te jaar sànno si cangan nga dem Saint-Louis signé ak yëpp bi mu ñëwee bëgg a siyaare dëkk bi suñu borom daf ko tere dëkk bi nga xam ne sëñ bi day wax ne bi muy dem ndaam bi muy jógee ndaam di dem Daaru Salaam fas yi dañ ko womat ñu takk bët su sëñ bi jël kaare gi takk bët yi ndax mayuñu ko sax mu xool dëkk bi kon ku dëkk bi ñëpp bëggoon nañu ko waaw sëñ Touba nee na wàllu yëpp ko bëggoon waaye Touba moo ma bëggal boppam moo ma choisir kon Touba moo sëñ Touba dañoo bokk histoire dañoo lié seen histoire dañoo lié waaw fu mu mas a nekk rek sëñ Blanc nee na Touba rek la ma sa bëgg ba ci njaareem nga ñu ko yóbboon sëñ Blanc nee na moo gàdd ga ca naar lay male ndax fu mu toll mi ngi naan rajis sajib waltu comme mi maa nawaytu la daa Touba lati békkatum naa fi ka bu ñaanaa yesiru joxi Touba wax mi nii waqi nii azawatul li sama iskaana fii Touba moom rek la ma sa bëgg Touba moo di dëkkam mooy lépp sëñ Touba nee na cet ndax am noos topp na ma ndax li tax ma ne si topp na ma mooy ñàkk dëkk Touba di jàngal alxuraan kon Touba mooy dëkku sëñ Touba kon statut bi dafa méngoo ak jëmmi sëñ Touba xëy na kon dañ leen di bàyyi rek ngeen tàggatoo ñu wut beneen jotaay xalaat ndax li am xaddama benn introduction bu ñu def rek la mais dëgg-dëgg développement yi nag xëy na danañu wut yeneen jotaay incha allah ak suñu télévision Magal TV incha allah kon docteur nga joxe rek sa kàddu yu mujj incha allah. waaw xanaa di rafetluwaat bu baax rek waxtaan wi di wax rek ne statut spécial nekk na loo xamee ni mën na du point de vue administratif dimbali dëkk bi ci doxalin bi sàmm ko ci yenn jafe-jafe yi waaye aussi lu lëndëm baaxul tubaab day wax ne dans tout ce qui est flou il y a un loup donc lu flou baaxul dañuy wax Touba xam nañu village xam nañ ne ville la dañuy wax sax léegi métropole la walla sax agglomération kon war nañu xool ci li nga xamee ni mooy peñ administratif u Sénégal ak ni nga xamee ni noonu la ñu organiser suñ décentralisation noo xamee ni dañ koy définir Touba de manière spéciale et assumée donc loolu mooy sama invite ndax mënoo nangu yeneen domaine de spécificité yëpp te doo nangu loolu ndax domaine yi nga xamee ni wax nañ ko fii muy foncier bi muy politique bi parce que pour man statut spécial du point de vue politique am na social bi aspect social bi bu état nangoo ay amul beneen dëkk ci Sénégal boo xamee ni ay kuréel bare nañu ni ñu baree Touba organiser ni ñu organiser Touba pour jël en charge développement wu dëkk bi amul donc yooyu yëpp bokk na ci li tax ñu war a mën a considérer mbiru statut spécial waaye comme ni ma ko waxee waxtaan la laaj toog xool ko d'un point de vue historique mais aussi d'un point de vue prospectif lan la statut spécial mën a indi suba pour tout développement wu Touba waaye aussi pour réew mi ndax man par exemple damaa jàpp ne Touba ci menaces yi nga xamee ni moo xew ci àdduna bi tey Touba échappatoire la rëccukaay la ñagukaay la loolu nag soo ko amee ci sa biir dëkk muy benn muy ñaar muy ñett da nga leen di dooleel c'est pas un hasard Touba kii toog ba yàgg état toog ba yàgg mu daal di créer programme des villes religieuses bon stratégie la dem na ba xool xam ne parce que ñun ñi xaw a fekkee tuuti y a 30 ans soo yëkkati woon dara jëmale ko ci këru diine yi da nga daan gis ay force yu jóg ni non c'est pas normal te ba tey am na force yu jóg daal ni non dëkk bi dafa laïque c'est pas normal ñuy jël ay
ay fonds wala ay budget di ko jox ay rëkku diine am na ba tey ñu koy kaas. dëgg la. kon maanaam suñu état yi ñi ngi def progrès. jëm ci loolu. moo tax dañ leen war a accompagner li ñu leen accompagner leen mooy xam-xam. ak aussi parfois aussi rapport de force. xam nga boo xoolee mbiru férié wu màggal bi. xam-xam. ak rapport de force. Il a fallu un débat à l'Assemblée, bien sûr. dañoo gis naa seetaan naa sama plateau bi ak Souleymane Assou Ndiaye gëstu bañ ca def c'est très convaincant que ne bii bis di générer lii jar na def férié man bi may jógee Dakar am nañu may laaj ban jour moo siy férié mercredi bi wala jeudi bi wala vendredi bi man leen kon yéen li ngeen bëgg a wax mooy nu jour bi doyul parce que kenn mënul def jour férié jeudi bi kese bàyyi vendredi bàyyi mercredi bi parce que xam nga ne kenn du dem Touba ci jour bi dellu ci jour te li ëpp màggal gi ñetti fan la kon yàgg-yàgg le plus liy gën di dem ñuy gis ñoo xam ne dañuy assumer nangu suñuy spécificité nangu dooleel lépp loo xam ne ni suñu ay cëslaay la ñooñu di ci avancé pour man mbiru statut spécial bi foofu la jëm yal nañ ci yàlla yeggaleeg waaw sëñ Bakke kon waaw xam naa man de li may tëjee lu simple la mooy man dafa am lu ma gëm loolu mooy gëm ma dama jàpp ne état continuité la waaye jàpp naa ne affaire mouridisme itam continuité la loolu man dama ko gëm naa ne itam baatin bi moom sëñ bi bég na ci moom waaye ni ñu ko yorale dëkk bi ci sayir si moom xam nga moom sayir si moom waaw gëw ma ne bég na moom waaye baatin bi moom gëm naa ne bég na ci moom waaye sayir si moom jàpp naa ne war na noo yokk suñu loxo leneen li ci des na nga xam ne mooy dernière chose mooy Serigne Saliou yàlla na ko yàlla fay dafa am ku ma wax ne ma ci mujj Serigne Saliou dafa yónnee woolu ko talaata ne diw soo demee nga ne diw na ma ñëw wuy si àllarba kooku nee na bi mu ñëwee wax ko moom dafa jàpp ne kii dafa juum ndax sëñ Saliou du recevoir kenn àllarba waaye nee na ma ne jàpp ne dafa juum ba demuma ak dem sëñ bi ubbiwut lan moo gën a woyof ci man mu ne man naa dem su sëñ bi ubbiwut moo gën a woyof nee na ma julli suba fii ci jumaa ji nee na ñu fekk sëñ Saliou 7 heures mu toog di ma xaar ma ñëw mu ne ma diw xanaa man de jaaxal naa la lool mu ne ko waaw mu ne ko man de daaw ma recevoir mercredi waaye tey dama la ndax dama bëgg nga xam ne sama jataay bii ma ak yow jàpp naa ne dootu amati ci àdduna kon nag maa ngi lay ñaan dëkk bi am naa ci yéene lool waaye su ngeen demee ba agsi ci yenn yi ci sayir si na nga fexe ba luñ la ci laaj na nga wax rek dëgg gi nee na ma keroog la am ci sëñ Saliou àllarba la ko sëñ Saliou wax mu ne loolu alxames kon man gëm naa ne sayir si man gëm naa ne des na baatin bi nag wóor na ma ne sëñ bi bég na ci noonu waaye sayir si ni ñu ko yore man jëpp na sëñ Tuubaa bég na ci noonu c'est ça man loolu laa gëm man gëmuma leen jërëjëf sëñ Bakke jërëjëf waaw ndax lii mënul ñàkk ci jotaayu murit ndax sëñ Tuubaa di toll dëkk bee di toll itam ndax itam sëñ bi lii moo di dëkkam mooy patrimoine am te am na lu mu ci bëgg am na loo xamante ne bii ñun noo ko war a defal ñun noo ko war a sàmmal bu baax a baax a baax effort am na waaye nag war nañ ci gën a góorgóorlu war nañ cee gën a defaati jéego bu baax a baax a baax ndax sëñ Tuubaa amul lu dul dëkk bi amul lu dul dëkk bi waaw kon sëñ Ahmadou gis nga jotaay bi ni mu muritee ak émotion yi ni mu demee nii rek la ma doon demee ndax benn barab bi ñu ko defee déjà ak ki ñuy waxtaane ak li ñuy waxtaane dafa fort lool mooy ñu ngi ci biir kër sëñ Touba nekk ci période màggal gi di waxtaane sëñ Touba di waxtaane dëkk bi kon naka jekk jotaay bi li mul ci ñaar ko sëñ Ahmadou rek nga joxe sa kàddu mu incha allah. alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla bu baax waaye di sant sëñ Touba bu baax it nag waaw di wax ni li ñuy ñaan ci wàllu statut spécial boobu ñaan suñu borom ci barki sëñ Touba yàlla na ko jaarale ci loxo Cheikh Mouhamadou Al Mountakha ñaan mu yàgg ci lool te wér ñu bëgg it ngërëmali yàlla jàppale ko ci ndax moom yàlla rek ko ñor nga xam ne ni sëñ Touba projet de société bi mu tëral
moom fa mu jëm fa boromam la li mu ne muridullah lan mooy murid mooy un aspirant aspirant vers qui Dieu aspirer vers qui Dieu ku jug ngir jëm ci yàlla nag moom fa ngay jóge fa ngay dellu ça c'est clair ndax ku judd coobare suñu borom la ku faatu it coobare suñu borom la te loolu moom faw day dal doomu aadama kon jàppale ko ci loolu mu wax ni muridullah xiirtal sa bopp jëm ca yàlla moom nga bëgg ak nga nangu fa nga jëm ndax am na lu teew sa kanam fekk bisa ngi ñëw muy faatu te faatu fekk mi ngi teew ci sa kanam rek nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon loolu àtte na boppam kon murid baa ngi noonu ki nga xam ne nag xam na loolu ak lu ko àdduna mën a may muy nguur muy alal muy daraja ak koo mën a doon amul solo li nga ciy def am solo profitoo ca nga liggéeyal ci yàlla ci loolee sëriñ bi tëral muy muridullah jëm ci sa borom ba tax na li mu sanc muy dëkkam bii nga xam ne bi mu ko tëralee it la mu ca jublu rek mooy ngërëmal sunu borom ak it loolu mën a nasaa lil islaama inda xurbati ladal jazairi mun niiru turbe loolu it bu mu koy wax xëy na gars yi dañuy andi laïcité waaye bëri na fi ñoo xam ne tey jii am na luñ ñu andil mu ndax Europe xam nañ ni système judéo-chrétien moo ko taxawal kon religion daa mënta ñàkk ci réew rawatina nag sunu borom it ci li ñu sukkandiku muy alquranul karim lim ñu jàngal mooy inda diina inda allah al islam waruñu cee ragal dara du tere nag yërmande jooju sëriñ bi wax ni moom yaa maalikal mulk yaa man jëleen xawdin irham jami alwara joojee moom ëmb na lépp su ko defee sur les textes et les réalités yi nga xam ne dañ koy andi tey ci xelum nit ci àdduna boo ko tegee Touba am na logiquement les données qu'il faut pour mu am statut spécial sur le plan économique sur le plan démographique sur le plan de la croissance de développement parce que dëkk boo xam ne amoo géej amoo port amoo industrie presque pollution chimique yu bari yu ñuy wax jaarul ci yow te terewul sa croissance de développement dafa dugg ci finance solidaire te boo xoolee li ci sunu mbokk mi wax sunu sëriñ sëñ Bakara ci domaine bi nga xam ne waxuma sax ñi yeewoo Touba waaye ñi aju ci Touba te yeewoowuñu Touba rek c'est une force économique éclatante boo xam ne tax na tey jii beaucoup de sociétés yi nga xam ne ñoom xel la ñuy doxe ñi ngi créer ay agence de proximité parce que xam nañ ni y a une force économique qui existe à Touba kon dafay rafet ñu waxtaane ko comme ni ko docteur waxee ñi nga xam ne ñooy kilifa yi yilif ñu te jiite liggéey bi jiite réew mi fi ñu àgg ba tey jii màggal gi nekk journée chômée et payée ñu àggale Touba ci mu nekk statut spécial parce que wér nañu ni ki fi nekkal sëñ Touba moom saa su ne moom li sëñ Touba bëgg rek ci lay dox waaw kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la sant aussi ci jotaay bi di remercier ñi ñu ko bokkal mais également di remercier comité d'organisation Magal Touba ci njiital Cheikh Bachir Mbacké Abdoul Khadr aussi di sant bu baax a baax membre comité d'organisation Magal Touba ak président commission culture Cheikh Abdou Ahad Mbacké Bari Gaynde Fatma ak aussi coordonnateur général bi sëñ Ousmane Mbacké Gaynde Fatma jërë ngeen jëf macha allah sëñ Ahmadou sëñ ñu ngi sant mbokki téléspectateurs yëpp di wax ne jotaay bi lu jeexul jógu fa incha allah seen télévision Magal TV dana ñëwaat ci ay yeneen plateau incha allah mu gën a mën a développer li ñu doon wax gën ci mën a xóotal ndax lii ma wax rek ab introduction la incha allah ñu ngi gërëm bu baax a baax suñu gan ñi fi teewoon docteur Cheikh Gueye bu Touba sëñ Mbacké Mara bu maire bi ak sëñ Ahmadou Gueye Ndiaye di leen sant di ñaan jotaay bi yàlla na bokk jotaay yi sëñ Touba gërëm te incha allah ñu fex yëpp yàlla nañ ko jëriñoo wa aaxiru da'waana an alhamdulillahi rabbil aalamiina wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu